ñoom nu toog si nee nañu mag si biir lëndëm soo ko dajul mu daj boppam. Macky Sall moom suñu jàngat mooy dafa mel ni mag ya nga xam dañoo dem ba mënatuñu lenn ñooñ la gën a sawar a liggéeyal parce que ban wax nañ ko junj nañ ko sànq Ablaye Wade ak nu mu mën di mel rek war nañ ko nangul ne au moins am un sage la woon nangu woon na déglu nit ñi askanam tuuti mais ñun li ñu jàngat suñu gis-gis ci instant yi mooy ku mel ni Macky Sall dafa mel ni daal suñu président bi nanguwul déglu carrément nit ñi nanguwul aussi ku ko jox ay conseil moom xalaatu boppam rek lay demee yow loolu noo ko jàngatee. man ma wax loolu am na ñu muy déglu ak ñu mu dul déglu il faut faire la nuance am na ñu xam ne noo dëkk si noppam suba ngoon bëccëg noo jëkk si moom nu yaakaar na ne ñooñu rek fi nekk. am na ñeneen ñoo xam ne nag jegewuñu ko jege boobu mais di génne seen i xalaat man damay bind damay wax si rajo yi damay wax si télévision képp xam ñëpp xam Pape Mody Sow mais dafa am ñoo xam ne arrangé wu leen ku mel na Pape Mody jege président dafa leen arrangé wul ñooñu nag nooy def blocage def blindage autour du président xëy na su ma génnee benn idée bu lay intéressé ñoom dañuy sàcc sama idée sax di ko jox président xam naa ko c'est des pirates d'idées am na ay sàcckatu idée yu fi nekk xam nañu kuy Pape Mody li may wax ni man maa toj président moo la gën a xam kuy Pape Mody ak idée Pape Mody si Covid bi depuis bi mu commencé ba léegi maa si jëkk di bind di si wax lu nga xam ne ay mesures di ko jox orientation ministère di ko sàcc. waaw lan moo xalaat ne nag lan moo tax non lan moo tax président ak loolu yëpp gis na ko te nanguwul woo Pape Mody ñoom ñaar ñu ànd liggéey lan moo waral loolu. lan moo nekk yaa dee noonu di ci biir wala lan la. xëy na ñaari kuy la si mbalka mbëkkante dafa yaakaar ni suñu nekkee si mbalka mais man amatuma béjjën bu ma mbëkkee moom moo am ay béjjën. noonu daal nga ko gisee. léegi waaw léegi ñu jàll ci leneen léegi yow fi mu ne nii noo gisee tension yi nga xam ne ñu ngi ci biir APR parce que instant yi da ngay sentir day mel ni APR fi mu ne nii dafa nekk ci fin de règne parce que boo seetloo daje yi ñuy faral di daje bu ñu dajeel rek ay sànnante sees ngay gis wala ay féewaloo kii jaar nii noo gisee tension yooyu ci biir APR. bon xam nga soo nekk leader politique nekk si benn coalition da ngay am benn respect booy am quoi si souveraineté parti yi mais ñoom dafa am lu nga xam ne ni ñu doxalee man doxalewu ma ko xëy na parti bi lu mu màggee ak ñàkk préparation pour nekk parti classique président si boppam sax nee na APR du parti classique du parti bu normal day parti boo nga xam ne ni mu ay dox dajala donc idée yu bare noo fa nekk am na ay trotskistes am na ay ay maoïstes am na ay bolcheviques am na ay mencheviques am na ñoo xam ni seen xalaatu bopp nañu am des républicains donc rassemblement des républicains la alliance patriotique pour la république donc da nga koy nungul donc parti bu mel noonu day nekk parti conflictogène day bëri ay conflits yoo xam ni day am ku si nekk da ngay sa idée bopp ngay nem wala sa orientation boobu ñii noo indi woon xaalis jàppale président bu mu amul ñii indi seen i nit ñii indi seen i idée donc rassemblement boobu suñu demee ba en certain moment donné ñeneen ñëw bëgg ko nungu de ñeneen ñi duñ ko nungu ñi nga xam ne noo mujj ñëw bëgg a écraser ñi jiitu ñi ñoo itam duñ ko nungu donc loolu moo fa xew. parce que man su ma jàngatee Macky Sall daanaka loolu mooy idéologie moom en général ñi gën a yàgg di xeex ak moom en général lu ci ëpp ñoon lay bàyyi gannaaw bëgg a ànd ak ñi nga xam ne ñooy ñi mujjee ñëw est-ce que loolu tamit nekkul mooy gën a yokk tension. loolu du affaire Macky Sall rek buur yëpp mel noonu nguur soo si yéegee ñi la gën a xam doo leen bëgg nu jege la loo tax nommé leen ay ambassadeur moo gënoon noppale si moom ñenn ñi muy éloigné leen. jox leen ay responsabilités dans les institutions internationales et cetera du coup ñu bare noonu la ñuy fonctionner parce que nit ku su la xamee bu baax daf lay yeb yenn saa yi daf lay ku la miin yab la donc suñu ngeen ne ah non président barke démb bi may toogee fa moom fii comme ni ma toogee nii si kii nun la woon tey jii mu bëgg a jaay yenn yi loolu lañ lay wax noonu lañuy comportement boobu nañu am donc da nga leen war a sélectionner dugal leen si ay position ba nga xam ne du ñu tal dañuy liggéey mais dootuñu tal di nekk ay politique yu dul jeex d'autre part c'est pas facile de gérer les hommes surtout de gérer un pouvoir loo tax ne la conquête du pouvoir sur la
fal la yomb na mais na nga fay toogee moo jafe loolu moo dal en ce moment le président de la République. Son parti part dans tous les sens fu nekk la nit ñi di xatraayoo suñu dajee chaise yi jóg et cetera yooyu bon nature parti bi la amul idéologie amul organisation fondamentalement coordonnateurs yi dañ leen imposer la plupart d'entre eux dañuy jékki-jékki rek nommé nañu tel kii coordonnateur du ñu fal donc suñu dee dem si élection nag xam nañu ni coordonnateurs yi en général nooy am position yu baax yi mais gis nañu ni ñeneen ñi comme li xew Kër Massar ministre yi ne fa parachuter wala li xew Diass wala dans d'autres localités ay Kaffrine fu nekk nga koy dégg Saint-Louis partout c'est un parti bu bare tension daal tension bi daal bare na su fekkoon ni médecin la ngeen dañuy wax ni daal tension buy jëm kaw rek la ñuy am c'est tension bi jëm suuf daal am. waaw ñu gën a gàttal ci pour continuer ci même ligne boobu tension yooyu ak xëccoo boobu dafa dem ba organisation amul ci place fauteuil yu mairie bu Dakar gis nañ ne xëccoo bi tamit bëri na foofu ku ci nekk bëgg a xëccu ne yow mairie bu Dakar daal yaa ko war a jël loolu tamit lu ci sa xalaat. La compétition est ouverte affaire bi daal ubbi nañu ko marché bi daal jàkk ji li Abdou Diouf waxoon jàkk ji ubbi nañu ko ku mën nodd na nodd daal léegi daal ñoom bëgg nañu ñeneen bëgg nañu suñu yaakaar ne ñoom rek noo bëgg a akara ndax nañu seen bopp ñi ñeme kaane bare na. waaw bu mbokk yi yéen a ñuy bàyyi xel léegi ci toujours ci SBT Média ci seen émission coowal politique dem leen abonné bu baax a baax cloche seen cloche notification ngeen daal di ko cliquer ñu ma fàttali leen ñu ngi ànd ak Pape Mody Sow di journaliste ba pare mais di politicien bu mag boo xam ne fi mu ne nii man instant yi daf ma leen bàyyi sax mënuma sax continuer sama émission ndax mu ngi may xaw a reetaan loo mais macha allah ci émission bi la bokk léegi dama bëgg nag ñu dugg tuuti ci actualité Pape Mody ma bëgg balaa fi may njëkk a tàmbalee mooy temps yi li nga xam ne moo xew diggante kilifa ak problème bi yaa ngi koy dégg loolu noo ko jàngatee. sujet yooyu dama koy éviter aborder parce que dañu nekk si situation réew moo xam ni soo feeñee am tur siiw da ngay def attention da ngay def attention da ngay def attention siiw soo siiw di jàmmoo borom yàgg nañ ko dégg dal na ko ñoom def nañ seen i kii pexe ba gis si lan la business ban lay nekk léegi yoon dana leeral loolu moom mu leeral ko bon nañu def daal attention dañu nekk si monde bu nga xam ni soo dee wax na nga xam looy wax soo dee jëf na nga def surtout soo nekkee nit ku siiw muy moom ak moromam ak keneen gis ngeen li xew yëpp coow yooyu nag mi ngi bëgg a yàq réew mi parce que ku jóg ba nu yaakaar ni yow yaa ngi dem te nu seetal la sa gàkk-gàkk tegal la ko dañ ne dëkk wala pénc su fekkee ni nee na tekk dafa fekk ni am na ko xam te noppi bi fekkee ni lu nit ñëpp xam dina koy génne si mbedd mi musiba coow li day bare man de li ma xam bare na si fii ak si bitim réew mais yaakaar naa ni li bare bàmmeelu biir laa koy def dañ ma koy suulaale incha allah. waaw mais jot ñoo kiyal tuuti borosal ñu ci tuuti rek gisoo ne ndax loolu dil la wala parce que ku xam ne nee nañ la yàgg ngeen nga jékki-jékki ngeen def benn entretien am lu ngeen waxtaan mu génn jàppoo ne loolu dil la. non loolu laa lay wax ba tey dama ne la penc soo amee jàmm rek si penc soo amee jàmm dafa am ku xam te noppi soo gisee lii rek am na lu ko waral milieu yu bare dafa ànd ak mafia ànd ak yu kenn xamul donc dafa am ay normes nee nañu bandi yi suñu dee dem di def attaque dañuy juboo mais séddoo ba su jotee si waxtu séddoo ba séddale ba fa la affaire yi nekk. léegi en tant que politique noo gisee taxawaayu Ousmane Sonko gisoo ne Ousmane Sonko instant yi am na taxawaay boo xam ne jël na ampleur ba gëm naa ne xaw na tiital ñi nga xam ne ñoo nekk au sommet de l'État. tu sais Ousmane Sonko moo sama taaw noo maase 1974 la judd donc dama koy considérer comme sama doom d'abord ensuite dama koy considérer comme man bi ma nekkee xale li ma daan bañ ak di ko xeex ba mu jaral na ma nu dàq ma
su ma gisee ku mel ne Sonko noonu laa ko gisee moom laay gisee Guy Marius Sagna moom laay gisee ñoom Ablaye Sow moom laay gisee génération boobu yëpp ak sama doom sax sama doom il est dans l'APR c'est un responsable mais day bañ donc dañu toll foo xam ne ñoom seen âge il faut que ñuy bañ te nguur gu mel na nun nag gouvernement dafa baax moom opposition bu mel noonu opposition bu nga xam ne day dénoncer di def pression dafa baax day tax yow tam nga seet nan ngay doxalee mais soo bëggee lu ku jóg rek nga écraser su yàggee da ngay am problème parce que mën loo fexe ba defar ba kenn dul contesté si réew 100% dictature rek moo ko mën te dictature te day am fu nga xam ne su tolloo nit ñi dañuy fippu gisoon nañu li xew Algérie xal si yeneen réew barka démb rek li xew Gambie li xewoon Mali donc amul kenn ku mën a imposer say idées dans le monde démocratie nañu nekk ku nekk opposition tamit na nga xam li ngay wax rafetal kàddu yi dafa baax parce que gis ngeen li xew si école yi fan yi ay xale yi di taal seen i matériel di wax lu kenn xamul njublang bi nga xam ni bare na si réew mi ba nit ñi di dem sax si ay examen di sol ay yëre jigéen góor nekk sol yëre jigéen dem si examen bi ñu dégg ñuy mbéj seen i professeurs yi di xuloo di xel seen donc crise de valeur dafa am donc du affaire diggante politiciens yi rek mais dugg na si biir société bi te xóot na si biir société bi il faut que ñu def benn ndëpp xoolaat suñu bopp seet ni ñuy doxalee dellu si yàlla gëm suñu bopp gëm suñu tradition xam ni lay dox si yeneen réew du dox si Sénégal te duñu ko mës a accepter d'accord ni tamit ni ku si nekk am nga sa gis-gis mais nañu défendre suñu gis-gis sans nu yàq suñu réew ay mën nga def say manifestation bu taal réew mi bul yàqal nit ñi mën nga am sa projet de société nga défendre ko avec nii lii mooy say programme nii laa koy doxalee looloo tax man parfois je dérange li may wax nii xam naa ni neexul sama gars yi mais tamit du ma raay waa opposition parce que d'accord ma si yenn démarches yu ñuy def je pense que projet de société la ñu war a def ku nekk indi sa programme nu seet jox ko nit ñi éduquer aussi sénégalais yi pour que ëllëgi si biir alternance su amee changement su amee parce que nga def changement ba pare nit ñi tourné di la wax yaa fi waxoon ni yaa diggoon nit ñi lii te mënu toogoo nga nekk di wax waxee rek di def leneen yooyu tamit il faut faire attention jël nguur bëgg nguur wala jël nguur rek jaru ko nit ñi nañu ànd ak seen ngor ànd ak seen xel xam ni développement xel la tout d'abord si comme ngay analyser seet lan nga mën a def ba suqali sa réew pour avancer sa réew foofu la ñuy séentoo nit ñi mais séentowuñ la si maa la gën a ñaaw kàddu maa la gën a naqati dara. waaw tension yi bëri na torop moo tax foofu ci lancé boobu laay continuer est-ce que xel mën na nangu 3e mandat déjà ñu ngi koy laam-laamee te gis naa ne wax ji rek yëkkati na jaaru xeetu fitna est-ce que xel nangu na ko 3e mandat bi ñuy laam-laamee looy wax Macky Sall côté boobu. xel nangu na ko parce que su fekkee ni constitution bi si boppam leerul ba nit ñi di wax ni affaire attention na mbir yi leer sa war nu ko war a leeralu nu ko ba tey ji mu fenêtre bu nga xam ne président mën na dem defaat 3e candidature mais kooku sénégalais yi ñoo koy réglé Abdoulaye Wade ba mu ko defee sénégalais yi noo ko yóbbu premier tour ànd ak 2e tour nu sat ko daaneel ko ku ko fi defee tamit premier tour daal la yóbbu 2e tour gars yi sat la daaneel la jeex na tax. non président ci la bokkoon na ci ñi xeex loolu mais lan moo tax ba fii ñu toll mënul leeral benn askan moom boo ko laajee bu ko neexee ne la mënaguma cee wax du ma ne la non pourquoi tamit mënul leeral askan wi ba léegi. na ni moom ñaari mandat lay def jeex na 7+5 ba pare jeex na man foofu laa ko jàppee ñi waxkat yi kay noo nekk wër ko di wax ni président mën a def 3e président mosu ko wax. te bis boo ko waxee dana tasanteeg waa Sénégal xam ni waa Sénégal kenn moomu leen. waaye ay alliés ku ci jéem a weddi wala jéem a kii gis nañ fi avec le cas du njiitu Dakar Dem Dikk ku ci wax rek daanaka ñu dàq la tamit est-ce que nekkul ne Macky Sall aussi dafa mel ni waxul wi waxul non mais dafa mel ni xel bi ci loolu la nekk de. su xelam nekkee si loolu tamit na xam ni Sénégal yi seen xel nekkul si loolu jeex na su ko neexee moom mu am xelu. 3e mandat mais Sénégalais yi ñoom seen xel nekkul si loolu change Sénégalais yi nee nañu jox nañu ko ñaari mandat ba pare
wala léegi nag constitution su ko mayee mu def ñetti mandat na dem élection su demee élection dafa ji Maître El Hadji Diouf wax na ko sama xarit wax naa ko keneen wax na ko bon léegi ñoom seen biir nag seen i règlement de compte du sama problème man daal ànd naa ak moom daa ànd ak moom si mandat bi mu def ak bii ba mu jeex suñu paree nag ku nekk seet na mbagg na ni koy waxee de ku nekk dem ak sa mbagg lu ngoo neex na ko dem la ànd ak mbaggam. léegi mënuñoo jeexal émission bi aussi te ñëwaatuñu tuuti nga wax ñu Covid 19 bi ban njeexital la mën a am ci suñu koom-koom ñun. Covid 19 wax nañ ko kooku moom wax nañ ko Covid bi yàq na économie mondiale koom-koom yi àddina bi yëpp léegi nag vraiment nañu xam ni changement jot na de comportement de tradition de trajectoire li nit ñi di wax ni paradigme war nañ ko changer nu xam ni Sénégal dafa war a changer àddina bi dafa war a changer ndoxalam ndax Covid bi war na ne ni gouvernement yi gënoon puissant si àddina c'est que ce qu'on a les États-Unis France partout c'est terminé donc dellu si social dellu si solidarité di ku nekk di jàppale sa morom nu xam ni yàlla rek fi des yàlla rek moo mën moo c'est le seul puissant leneen lu nit ñi wax dafay wax lu ko neex Covid bi won na ni limite doomu aadama léegi nag soit nu choisir ànd nun ñëpp boole suñu doole boole suñu koom-koom liggéey pour suñu soqali suñu réew yi liggéey pour defar jikko yi ou bien nu bàyyee ni ko mu dal suñu kaw sacrifier nu ñun ñëpp loolu moo si nekk. waaw pour jeexal émission bi rek yow panafricaniste bu mag nga il faut que mënuma laa ñàkk a laaj loolu yan njeexital ci pour suñu panafricanisme ak ba pare nga def sa mot de la fin. bon panafricanisme man moom laa man Afrique laa gëm dama yaakaar ni réew yi nu ñu séparé nii mosul amul njëriñ ku si nekk di demal sa bopp da nga gis fi malien yaa ngi fi guinéen yaa ngi fi soo demee Guinée gis fa sénégalais gis fa malien soo demee Nigéria fekk fa ay nigérian ay waa Niger waa Cameroun réew yi noo jaxasoo brassage bi am na ba pare bon nag nu def un gouvernement africain bu dëgër am armée africaine bu dëgër am koom-koomu africaine bu dëgër am suñu satellite am suñu indépendance économique am suñu indépendance sociale am suñu indépendance politique te loolu moo mën a nekk te moom laay woo population yi ñu def ko population yi ñu jàppale seen i gouvernement parce que gouvernement bu si jóg ni yow yaay xeex yow kese président bu mu mënti nekk gars yi daal la rey li ñu def Kadhafi nañ lay def mais si peuple yi ànd ak yow nu defar suñu Afrique su boobaa suñu koom-koom dana dem affaire yi dina dëgër il faut que ñu gëm Afrique am suñu armée africaine am suñu souveraineté africaine am suñu xaalisu africain am suñuy moyen de contrôle de l'économie des instruments yu nga xam ni mooy développé loolu daal laa xam ni suñu ko defee daan si génn sama mot de la fin nag mooy maa ngi leen di gërëm di leen sant di sant seen télévision di leen ñaanal mu gën a jëm kanam ay ndaw ngeen li ñu leen di ñaanal rek mooy li ñuy wax ni ñay kenn ko ñaanal rëy da nga koy ñaanal gudd fan maa ngi leen di ñaanal gudd fan. waaw ñu ngi lay gërëm bu baax a baax mu nekkoon suñ Pape Mody Sow nekk journaliste consultant ba pare nekk njiitu parti bi di PEP di parti de l'espoir et du progrès mu nekkoon seen émission Coowal Politique ma leen doon ànd ak yéen di jaajëfal ñëpp di jaajëfal suñu téléspectateurs yi Coowal Politique. waaw Coowal Politique de noonu la tudd kon nag nu ma gën a mën a awee coow rek ñu gën cee bég kon nag may dox dig daje suñu téléspectateur ak suñu internet ci beneen émission Coowal Politique bu soobee suñu borom.